télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média li ci gën a fës bokk na ci tam xarit gi wala Ashura tey ji la mooy bés bi mandargal ndoxteel atum jullit yi fii ci Sénégal am yu ñu ci baaxoo bokk na ci togg cere reer sédd ci dëkkandoo yi danañ leen demal ca Ndar foofee séddu reeru tam xarit ak dëkkandoo yi lu ñu fa faratal te it fonk nañu ko da ngeen ko gisal seen bopp ci fi nga xamante ne ji moo di Ndar tuut ak ca Bujuk fii ci Ndakaaru it lu ni mel la ñu fi seetlu daañu ànd ak Habib Faye ak ki nga xam ne moo di Mar Dieng seeti waa Ndourène benn famille la bu fekk baax ñaari tali ngir xool ana nan la ñu baaxoo màggal feetuk tamxarit lu aju ci tamxarit googe ak ñi caabi féete ginnaaw ñoom it danañu ko feetu ci naka mooy danañ leen toggal cere ju ànd ak ndawal administration pénitentiaire moo leen ko baaxe tere jël teg ci jël dogalu pour ñi nga xam ne seeni mbokk ñoo nekk ci biir kaso bi mën nañ leen a indil reer ci yooyu la jamono lu aju ci communauté chiite bi fii ci diwaanu Tëngéej ñoom ni ñuy màggalee tamxarit gi moo di mayam deret lañ ci jublu bokk na ci bàyyi xel mbokk yi nga xam ne dañoo faatu ca Karbala dinañ ci dikk ak yéen ci kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci kenn ci kilifa yi di Chérif Mohamed Ali Aïdara lu toll ci coronavirus bi ak tolluwaay gi fii ci réewum Sénégal bilan bi génn wax na ne ci 24 heures yi ñu génn fukki doomi aadama ak benn ñàkk nañu ci seen bakkan ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom-benn fukk ak ñeent woppi coronavirus ji dal na leen. ay étudiants yoo xamante ne ji dañ leen a orienté woon ci établissement privé de l' enseignement supérieur dañ leen a bañ a jël li tax moo di établissement privé enseignement supérieur yi ñoo ne état bi di leen a amel xaalis bor bu toll ci fukki milliards ak juróom-benn loolee bu ñu leen ko fayul du ñu mën a jëlaat benn étudiant wàllu tàggat yaram Sénégal ci Coupe d' Afrique bi war a daje kon ak Guinée loolee mu di match boo xamante ne ji ñu bari ñi ngi koy xaar di ko bàyyi xel ndax ñaari réew yi dañoo bari histoire bu ñu yàgg séq kon ci wàllu football. danañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ci ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxeelu ñu faram-fàcce leen ko. nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo télévision Futur Média di leen baalu àq di leen wax déwénati doore xibaaru timis yi ak lu ñeel tamxarit gi tey jii la ci àllarba ji yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août mu di bés bi nga xamante ne ji mooy mandargal ndoxteel weeru jullit bari nag yoo xamante ne ji kon baaxoo nañu ko ci tamxarit gi dañuy wutali diiwaanu Ndar. ndax foofa li ñu seetlu ci tamxarit ak ni ñu baaxoo foofee ci diwaanu Saint-Louis ni ñu ko baaxoo ci réew mi yëpp moo di togg cere reer séddoo ko ak dëkkandoo yi sédd leen ci loole lu ñu fonk la ci diwaanu Ndar lu ñu faratal la lu aju ci dem gu ñu dem fële ca Ndar tuut ak ca Bujuk doy na ci firnde dañu ci ànd ak Ousseynou Diop ci ay leeral. feetu tamxarit ci àdduna bi fu ci bare dañ ko fay amal. waaye nag ci Sénégal la ñu nemmeeku mooy juróom-ñeenteelu fan bi ci guddi la ñuy gën a daal di def mooy daal di togg cere ñi ci bare di def cere baas salté cere siim cere nëxal cere mbuum waaye nag ci diwaan Ndar géej moom la ñu gën a topp bokk na ci cere baas yi salté ci kër yi bañ fa demee jigéen ñi tàmbali liggéey bi. ñoo ko jënd dugub ji soq ga sebet ka mooñ ka ba mu kii tayal ka sunu bopp. bokkul ak cere ji ñuy jënd cere ju baax la bu neex la. secret cere ji mooy da ngay dem jënd sa dugub nga sebetal sa bopp dindi salte yi si nekk ba mu set boo sebetee pare nga yàgg ba mu set dindi doj yi dem wali ñëw arrosa ñëw mooñ sa mooñ ba mu set ba mu neex. ñoom nag seen i kaddu nañ koy defaree dafa wuute bu baax a baax ak ñeneen ñi nañ koy defaree. dañuy jëkk sànni xorom bomb ko ba mu neex def raisin def ñebbe tubaab. def sa kii daal yu affaire yu neex yi daal ba mu neex diw ñor yeeg macédoine yi yëpp def ba mu neex. ñu dem ci beneen kër njaayeen fii ñu nga fekk ñoom it ñu nekk ca liggéey ba ngir waajal guddi gi. ñoom nag seen i kàddu naka seen maam daan defee lañ koy defee bañ nañ ko ba sax duñ ko toggi ak gaz. waaye nag lii di fourneau. ci xam nga loolu mooy baaxantal bi ñu jël yàpp tabaski bi boole ko si tamxarit bi am na sali baa ngi nii ak ginaar tamit da nga siy def. fourneau bi gis nga xam nga ñun dañu fekk suñu maam dafa daan togg ci fourneau ñun na duñ sax togg ci gaz am nañ ko nag waaye fourneau lañ tàmm. gi nag comme aada la dañuy def yëfu aada comme fourneau moom aada la ñu def yëfu aada rek. bisu tey bile ñu ci bare si la ñuy tàmbali feetu tamxarit bi cere nag doon li nga xamante ne aada la ci Sénégal
loolu sax moo tax bisu tey bile foo romb ci mbedd mi xet gi ma ngay jàllaañoo. Ousseynou ñu dellu si Ndakaaru des ba léegi ci tamxarit gi seeti waa Ndourène famille la boo xam ne ña nga dëkk ca ñaari tali ñoom it sa bésub tamxarit ak la ñu ca baaxoo fa ñu ko wékk leeral nañ ko ci reportage bi nga xamante ne ji Abi Faye ak Mar Dieng defal nañu ko. li leen dese ñu yàq bariwut reeru tamxarit gi cere ji ñoom ñoo ngi koy def ca anam ba ñu ko mënee tey ñi ngi fii ci famille Ndour nekk ci diwaanu ñaari tali ñoom ñaari mag ak rakk lañ ñoo nekk ci waañ bi. pour dëkkandoo yi la ak famille yi pour ñoom ñëpp. non du ma ci def loolu yooyu yëpp luy sonal nit mi du ma ko def ndax day indi ay yenn feebar yi tension yi diabétique yi affaire yooyu yëpp du ma ci boole la ndax sama yaay diabétique la moo tax dama leen di bàyyi xel ñoom du ma def yenn yi ci cere bi. sóoraale mag ñi sóoraale xale yi ñëpp daal ku ñëw daal mën nga cee bokk. marché bi ren xaw na métti na méttiwul parce que xaw taw bi yu bari day wàññeeku. reeru tey gi luñ koy gën a teel a yàq rek doon li gën a baax ngir ñu gën a mën a reesal ak jàmm waaye laata loolu ñoom ñu ne ku ci nekk dafa yóbbu reer sa kër goro. sama paree li léegi tibb yi ñuy tibb dama koy yóbbu. am na tibb boo xam ne géejuwaay la jëm sama goro la taay sa jeng corniche la foofu laa koy yóbbu. li lee doon loo xamante nit lu am solo la ci diggante ay wujju ndax tamit bu njëkkaan dañ daan gis ni ci biir njaboot ya nga xamante ni bëri woon na jigéen ñi fay sëy lii lépp ci loxoy aawo bi la daan tegu. dañuy def noonu rek waaye ñu ragal ñu ñaareel kii. mais joxe nga reeru tamxarit. joxe na jox naa ñi mu war a jox ñëpp waaw loolu ci ambiance kaf loolu day neexal affaire yi rek non. comme moom yàlla am na lu mu ko may bu ñaanal ñëpp xam nga ñuy fanaanay ñaan di julli di wér parce que loolu la suñuy pap yi doon def ak suñu maam yi. ku ci nekk ak sa mënin ak tamit sa xarañte ci wàllum togg di nga ko wane tey ci wàllum cere ji ca famille Ndour ñoom joxe nañ li di rendez-vous bi wane ne ñoom ñu fonk tamxarit lañu. Habib Faye leneen lool baaxoon nañu ko ci tamxarit ñu di ko gis moo di tong-tong maanaam jëluw yëkk daal di koy lewetal def koy saam di ko séddale solidarité li ñu ca jublu ñi nga xamante ne ji seen loxo jotul seen ginnaaw mën a am ndawal gu ñu tamxarite loole ñi koy dund ci réew mi ba léegi firnde li moo di ca Yoff Ndëngaañ dund nañu ko fa Cheikh Diop reportage. Yoff Ndëngaañ lu ni mel ñu daal di koy dippee tong-tong ñi nga xam ne itam ñoom ñoo fi dëkkee noppi ngir rek daal di séddale yi li ndawal ngir daal di dëppook loo xamante ni lu yàgg la woon te mag ñi daal di ko fi bàyyi imam bi di woo askan wi ngir ñu ñëw jël seeni nar. Tamxarit di bés bu am solo di bésub dimbalante. mag ñi ñoo doon toog fii bu tamxarit ñëwee ñu ne ku nekk suural sa njaboot dafa baax am ñu mag ñi ne am na ñu amul doole kon nag au lieu que ku nekk di jël sa xari boppaaxi ginaar te booba aw yàppa boo ko bëggee am rek foo nga dem ba Ndakaaru mag ñi toog waxtaan ne kon nañ jël ay nag tongtongee nga muy social ku si defuloon ak accès si jour bi si aw yàpp man see def accès. Ngoné Laay ñëw ngir jël wàllam ci li nga xam ne moom moo di nar wi mu doon ab tradition woo xamante ni rek lu muy rafetlu la. déjà ñun am nañu ndawal ba pare mais li participation la pour ñu def ci jàkk ji ak dëkk bi daal pour ñëpp daal population bi ñëpp mën a am. di ko rafetlu torop waaw di ko rafetlu torop bu ma sañoon ñëpp ñëw jël ci nar yi participer ci jàkk ji ci penc mi ci Yoff ci koñ bi parce que li cosaan la dëkk yëpp am na fa. ñile la woon bëgguñu ko wonil mu mel ni ay at mi ngi nii ñuy amal lu ni mel ci loolee itam ñuy sàkku ak ndimbalante ci bépp quartier. nar bi 2000 francs lañ ko jaayee mais boo koy seet day ëpp 1 kilo kon social baa ngi si biir parce que li nga jënde nag bi mënoo ko saam. communauté dañ ko war a dajale di def entraide wa ta'awanu alal birri wa taqwa la yàlla wax da ngeen di dimbalante si luy waral njub ak mbaax. mbégte la ñuy nemmeeku ci seen kanam ñi leen nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci Yoff Ndëngaañ at bu jot ñu taxaw file ngir amal mbir mu ni mel saa su ne ñu koy def ci ab xol bu laab dig daje année prochaine.
ñi caabi féete ginnaaw ñoom it ñi leen yilif mu di administration pénitentiaire fexe nañu ba ñoom it ñu dund feetuk tamxarit ci naka mooy daañu leen toggali reer ja cere la ju ànd ak ndawal administration pénitentiaire bi moo leen gàddul loole boole ceekit nag képp koo xamante ne ji am nga mbokk mu yàlla nattu mu nekk kaso nee nañu mën nga ko yóbbul ab reer loole rek ngir bëgg feet gi neex ci ñoom it ñu daal di koy yëg reportage à l'une di sa Pereira. niki sénégalais yëpp ci tamxarit gi pensionnaire yu maison d'arrêt et de correction bu Rebeuss dinañu mën a xéewalu ci cere yàpp yi wala sax cere ginaar yi administration pénitentiaire ni mu ko tàmm di defee chaque fête dina toggal pensionnaires yi. chaque fête dañuy améliorer ce qu'on appelle les repas dinañ jéem a def daal en sorte que lépp lu nga xam ne noonu lañ ko feetoo ci kër ga ñu feetoo ko ci kaso yi ba ci. donc noonu la comme tey jii nii am nañ suñuy ginaar am nañ suñuy ndawal am nañ suñuy cere pour séeréer yi xam naa ni séeréer yi moom dinañ ci mën a gis seen bopp bu baax mais on essaie d'améliorer au maximum pour géem a jege li nekk ci kër yi. bu weesoo disposition yi administration pénitentiaire jël parents yi tamit autorisé nañ leen ñu mën a indil seen ay pensionnaires seen lekk bés bi nga xam ne dafa wuteeg bés yi ñu autorisé. chaque fête directeur administration pénitentiaire pour bañ nit ñi dépayser par rapport ak famille pour nit ñi rester en contact ak seen famille chaque fois day jël mesure sur 1, 2 wala 3 jours autorisé parents yi ñu indil. seeni pensionnaire ñu indi leen ay repas partage repas yi ñu def ci kër ga ak ñoom donc chaque fois ci loolu lañ nekk mais lépp suñ koy def itam dañuy jël dispositions yi nécessaires yi jéem a jël les précautions nécessaires yi ànd ak mesures sanitaires yi ànd ak mesures de barrières yi teg en place le dispositif nécessaire pour que lépp jaar ci yoon ñu mën ko def et puis buñ ci génnee tam aussi ñu kii c'est difficile mais on essaie de faire avec. kontaan ci rek. ndax ku toog gisoo sa doom gisoo dara xam nga ndax lekk na wala naan na tam xam nga loolu tamit du neex léegi nag bi ñu waxee loolu ñu may ñu tam jot boobu tam rafet na trop te baax na tam te ñëpp tam kontaan nañ si daal. bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey administration pénitentiaire dafa jël ay mesures yu strict li mu si jublu nag mooy fexe ba maison d'arrêt et de correction yi mën a mucc ci mbas mi. ci yooyu la jamono communauté chiite bi fii ci Sénégal fare ca diwaanu Tëngéej ñoom ci yeneen anam la ñu fas yéene màggal guddi tamxarit bésub tamxarit ci naka mooy maye deret don de sang la ñu organiser lépp rek ngir wane seenu bàyyi xel goog bàyyi nañu ko xel mbokk yi faatu fële ca Karbala dañuy teewlu kàdduy leeral yu bàyyi ko ci Chérif Mohamed Ali Aïdara ñu déglu kook Abdou Diouf Diagne. ñun nag dañu bëgg a wane tey duñu d'accord ak Yazid ak Muawiya ak Abu Sufyaan ak ñi nga xam ne ba léegi dañuy topp di faagaagal waa kër yenent bi d'accorduñu ak ñoom waaw tey dañu def lii pour wane ne Karbala boobu bu ñu reyee Imaam Hussein tey mii suñu dund woon ñu fekke ko dinañu dem ñun tamit ñu rey ñu foofu loolu moo tax nag comme tey nii jàmm rek la ñu bëgg ñun dañuy joxe suñu deret balaa ñuy dem di door suñu bopp di gaañ suñu bopp am na ñu koy def man Chérif nee naa leen bu leen door seen bopp bu leen gaañ seen bopp waaye ñëw leen joxe seen deret ngeen joxaat dund doomu aadama yi parce que Imam Hussein dafa doon dundal islam dundal doomu aadama yi ñun tamit ñu jéem a def loo xam ne dina dundal doomu aadama yi loolu moo tax ñu def. waxtaanee coronavirus bi ak tolluwaay gi ci réewum Sénégal bilan bi bàyyeekoo bés bu nekk ci ministère de la santé jëm ci natt tolluwaayu mbas mi ci réew mi nee na 24 heures yi ñu génn fukki doomu aadama ak benn faatu nañu ci coronavirus bi am na lu toll ci ñaari téeméeri doomu aadama ak juróom-benn fukk ak ñeent yoo xam ne wopp ji dal na leen loolee ñu jëlee leen ci ñetti junni test ak juróom fukk yoo xam ne def nañu ko. téeméer boo jël ci ñi faatu ci woppi Covid 19 ji juróom fukk ya feebar juy jàpp xol bokk na ci la koy waral mu di maladie cardiovasculaire loole secrétaire général société sénégalaise cardiologie moo ko xamle moom docteur Mounir Dia kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati tey jii ci bi ñuy def point Covid ñu teewlu ay kàddoom. xayma biñ def fii ci Sénégal wane na ne ñi ëpp li ñuy faatu ci mbirum Covid feebaru. yi ñu àndaale yi ci ëpp feebarum xol la boo jëlee téeméeri nit lu ëpp juróom fukk yépp ñi ci faatu feebaru xol lañ am fanweer yi hypertension lañ am
hypertension bi boo boolee ak diabète bokk na ci lu ëpp fukki nit yu koy am ci téeméer bu nekk. ñi mos a am AVC Covid 19 daf leen di indil ay loraange juróom-ñaari nit ci téeméer yu nekk ñim ci faat dañ amoon mbirum AVC. yeneen xeetu maladie cardiaque yi aussi juróomi nit yoo jël ci téeméer am nañ ko donc feebaru xol yi day yombal faat bi Covid 19 mun a am. dañ leen di ñaax cardiologue yëpp dañ leen di ñaax ngeen dem vacciné wu ji parce que seetlu nañ ne ñi nekk réanimation yi daanaka ñi fa nekk ñëpp daanaka mooy ñi vacciné wul wala ñi nga xam ne seen vaccination yeggul moo tax ñu leen di ñaax ngeen vacciné wu pour mun a éviter gravité yooyu. ñaareelu digle bi mooy ngeen bañ a arrêter seen rendez-vous. ñetteelu digle bi ñuy wax mooy ngeen continuer geste barrière yi li ñuy wax mooy di raxasu loxo yi ni mu waree di sol masque bi saa yu ngeen nekkee ak ay nit ba pare éviter moytu lu ngeen mën daje yu bëri yi nga xam ne day lawal feebar. junni étudiant ak lu tekk yu état bi orienté woon ci établissement privé de l'enseignement supérieur yooyu les daara delloo nañu étudiants yi maanaam dañ leen a dàq li tax ñu dàq leen mooy nee na du ñu jël yeneen étudiants li fekk état bi bor bi mu warloo ak ñoom établissement privé enseignement supérieur fayu leen ko bor bi ñi ngi ko xayma ci fukki milliards ak juróom-benn tey jii la ñu doon amal ab janook taskatu xabaar yi ngir di wax la ñu ciy dund ak ni mu leen méttee ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroun. lu toll ci fukki junni étudiant yu état bi orienté woon ci privé bi dañ leen daal di dàq ci établissement yi ñu nekkoon depuis démb mardi lu ko waral nag doon xaalis bu nguur gi yoreel yooyule établissement depuis année 2017 mu toll ci lu ëpp fukk ak juróomi milliards ci suñuy koppar. depuis daaw ba ren ba daawaati jéegi am na école yenn yoo xam ni ñetti at a ngi nii kenn musu leen fay dara loolu nag ñun daf ñuy jaaxal. comprendre nañ jafe-jafe réew mi mais nag fi ñu bëgg a dugal xaalis ña nga ko fay dugal suñu toogee ñu jàng ba at mi jeex tey ñu voté ci budget initial bi xaalis voté waat ko ci loi de finances rectificative bi ñu toog ba at mi tey ñu naan ñaari weer ñetti weer ci des fayuñu dara benn dërëm 15 joxuñu ko école yi ci école yi am ay jàngalekat am ay liggéeykat am ay bailleur am ay xale am ay charges yoo xam dañ ko engagé jëloon ay xaalis ci banques yi ba banques yi dem bay waaj a saisir këru jàmbur yi di saisir immeuble yu jàmbur yi ndax xaalis boobu ñun nag dañu ne loolu nag lu ëpp dafay tuuru wax dëgg yàlla du lu ñu gënal parce que mbirum njàng du lu ñuy génnee xëccoo ñun suñu sañoon enseignement privé kenn mosu ko xamee ci ay grève ak yu mel noonu mais lii ñàkk pexe moo tax ñu def ko. étudiants yi ñoom mere loolu waa nguur gi. étudiants yi amul lu dul seen jàng étudiants yi amul lu dul nga xam itam mooy seen avenir donc actuellement suñu gisee ni état du Sénégal seetaan na ba nu dàqa étudiants yooyu. tey jàpp na ni Cheikh Oumar Anne rek na ñu jël responsabilité di teg ci kawam ndax jàpp na ni su amoon ay doom wala ay jarbaat yu nekk ci étudiants yooyu problème bi du agsi fii te réglé koon nan ko itam depuis mais jàpp na ni tey ñun ñu nga xam ne tey ñun ñooy victime yi duñu arrêté mukk tant que état du Sénégal rek réglé wul définitivement la situation sinon daan wàcc ci télé bi te duñu arrière mukk tant que situation bi décanté wul. lu toll ci ñaar fukki junni ak ñeent fukki junni étudiants le établissement privé yu Sénégal yi formé li ko dalee 2013 ba 2018 étudiants wu Sénégal ak sax yeneen réewu Afrique yu ci bëri tànn yooyu le établissement depuis ñaar fukki at ak juróom. gendarmerie nationale teg loxo ay wuyu yoo xam ne ci internet bi lañ doon jaare di def seenu caay-caay ginnaaw nag ay liggéey boo xam ne brigade zone franche industrielle bu mbaaw def na ko ci lañ leen teg loxo ci ñoom ñu ràññee ci fanweeri doomi aadama ak ñaar yoo xam ne dëkkuñu ci réew mi ay doxandéem lañu fi defeere nañu leen parquet Mamadou Fall. gendarmerie def lu ni mel ci gannaaw ab opération sécurisation bu mamal ci banlieue bi brigade bu zone franche industrielle bu mbaaw kon teg loxo nit ñooñee gannaaw nag bi mamal ay saytu yu yàgg wala gëstu nit ñooñee nag ñoom dañoo constitué li nga xamante ni moo di ab réseau cybercriminel boo xamante ni ñu daal leen démantelé gaaw fukki fan ak juróom ci weeru août ca Grand Mbao opération boobu lay nga xamante ni ñu ngi ko amal ci jàppale technique bu plateforme numérique bu lutte contre cybercriminalité di PNLC ak renfort goo xamante ni escadron yu surveillance intervention yu jam ñaajo loolee may nag kon ñu teg loxo ay ordinateur ki portable gendarmerie nii dana yokki jéegoom kon ngir jàmmaarloog ñi nga xamante ni ñooy def yooyu la jëf cybercriminalité nga xamante ni ñu ngi ko nemmeeku ci banlieue bi muy sàkku ci askan wi ni nañu def preuve de vigilance waaye itam xool naka la ñuy dox seen diggante ak réseaux sociaux yi ak li nga xamante ni moo seen di activité ci toile bi. wàllu tàggat yaram Coupe d'Afrique 2022 match ngi ci boo xam ne ñi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax mu di Sénégal mi war a daje ak Guinée Conakry ci match de poule yi la
derby lay doon boo xam ne ci gis-gisu ñu bari ñaari réew yi yàgg nañu ko séq ndax li leen lëkkale ci taarix ci wàllu football dafa yaatu. Cheikh Tidiane Diaw. affiche yu ñaareelu journée groupe B bi ca Bafoussam ñu bari dinañu ko xaar fii ci Sénégal ak Guinée mën nañu sax wax ci observateur football yëpp. derby Afrique sowu-jant bi ñaari joueurs yu bokk club am ay relation amicale ñoo ko nar a joué muy Sadio Mané ak Naby Keita ñaari joueurs Liverpool yi du ñàkk bi tirage bi jeexee ba léegi ña nga cay tooñante waaye ci diggante ñaari réew yi du doon amical Sénégal Guinée ay xeetu match la yuy jur passion bu fort am nañu ci firnde ci confrontation ñaari réew yi ci éliminatoire CHAN ak tamit cadet junior. réserve bi Sénégal déposé woon ci wàllu fraude ci âge ba tax Guinée mujjul dem ci coupe du monde U17 fële ci Brésil métti nañu bari ba léegi ca côté Conakry supporters sénégalais yi ñoom li ñuy xaar mooy ñu fayu leen élimination yu bari yi Guinée di teg Sénégal ci compétition petite catégorie ak tamit équipe nationale locale bi affiche Sénégal Guinée bi suñu sukkandikoo ci taxawaayu équipe yi final la war a doon pour première place groupe B bi nga xam ni dina tax nga am huitième de finale bu abordable ci wàllu adversaire. Sénégal dana football ak Zimbabwe dana football ak Malawi waaye dana football ak Guinée Conakry bu Naby Keita supporteru ñaari équipe yi mu di bu Sénégal ak bu Guinée gis-gis ban la ñu am ci match boobee ñuy séntu reportage yi bu Diouf Pape Sangone Mbaye. CAN Total 2021 door na supporters yi tàmbali nañ wax ji lii nag fësal rek ay derby yoo xamante ne fii ci Afrique sowu jant lay féete bu weesoo groupe F yi nga xamante ne moo boole Mali Mauritanie ak Gambie ca groupe B ba moom Sénégal ak Guinée nar na ñoo laale. non derby la rek waaw équipe bu doomu bàjjen la quoi amul petit équipe amul grand équipe ñoom ñëpp dañoo door fa qualifié quoi ku nekk rek mun a door moroom quoi. waaw parce que équipe bu ndaw amatul Afrique léegi quoi waaw. waaw da koy xumbal derby moo koy xumbal mais yëpp mu nekk ci cadre sport quoi waaw fair play quoi. Coupe d'Afrique 2021 nag door na supporters yu bëri ñu ngi ciy wax bu baax a baax rawatina fii ci Ndakaaru ku ci nekk di ci joxe sa xalaat. daal dañoo bokk ndey baay. ñaari ñëpp bu dee ku nekk mu ngi joué man damay supporter ñoom ñaar yëpp. day neex parce que ñoom ñaari ñëpp dañoo xamante ay mbokk lañu tamit. joueurs yu bëri ñu ngi football club yu mag yoo xamante ne tamit dañoo xarañ surtout ci góol yi tamit te tamit grand joueur bu Afrique loo xamante ne dafa bokk ci joueur Sénégal bu tudd Sadio Mané. pour supporter bi moom dafa ne rek li leen di boole dafa bëri leneen li koy fësal mooy Sadio Mané ak Naby Keita bi nga xamante ne ay xarit lañ bokk daanaka équipe te Liverpool ñaari réew yi tamit am lu bëri li leen boole. ci problème mu dal bu baax a baax surtout fi ma nekkee nii sénégalais yi waaw maa ngi ci waaw. merci. rencontre Sénégal ak Guinée moom saa su nekk dafay neex lool bëri coow tamit mu doon jamono yoo xam ne dañ koy xaarandi ci Coupe d'Afrique ci groupe B bi ñu fàttali ne Sénégal dina ci bokk ak Guinée Zimbabwe ak Malawi. 20h ci la xibaar yi di dellu siwaat ci télévision Futur Média ci tubaab lay doon ak Sara Cissé jaa ngeen jëf mbokk yi di leen wax déwénati di ñaanal njóobeen yi cere ji rees ak jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.